asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média xibaaru digg bëccëg yi benn waxtu jot na bokk na li ci gën a fës juróom benn weeru kaso yu ñu nar tëdd moom la ñu teg ni ay daan ñetti sage-femme ya nekk ca Louga yeneen ñetti yi ñu bàyyi leen ñu dem moom mooy verdict bi tukkee ci procès juróom benn sage-femme yi nekk foofu ca Louga te ñu leen doon tudd ci faatu bu Astu Soxna ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba fa aide infirmière bi ne woon bébé Diary Sow dafa faatu te mi ngi woon ak bakkenam ba léegi moom nag dinañ ko yóbbu ci kanamu procureur bi moom Seynabou Dieng ñu jàpp ni dafa def lañ ko santul woon moom mi ngi woon garde à vue ci diirub ñaari bés bébé Diary Sow moom sax ci mujjantal bi dafa faatu. mu mel ni ba léegi fipp mi ngi wëy ci biir coalition Yewwi Askan Wi maître Moussa Diop di naqarlu bu baax a baax yenn ci ay membres yi nga xam ne investiruñ leen ci liste bi mu ne Khalifa Ababacar Sall moom moo ko ci def te du lenn rek lu dul am lu mu ko jàppal ca Kébémer moom ki taxawal bés du ñàkk moom moo wan ginnaaw coalition Yewwi Askan Wi. rapport 2019 2020 2021 bu OFNAC yooyu yëpp jébbal nañ ko njiitu réew mi ni ki démb bëri na ay ñaxtu lu ci mel ni ci wàllum suuf si ak yorin wu bon Marcel Farba Maroun dinañu wax ci ñi ñu ci tudd ci rapport yooyu le ak tegtal yi tukkee ci njiitu OFNAC. wàllum tàggat yaram dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diawo fédération sénégalaise de football di naqarlu bu baax a baax fitna yi ñu nemmeeku ci stade yi ci njeexitalu saison yi ñu ne nag club yi faaw ñu ànd ak fair play naam enjeu yi bëri na ci compétition yooyu le loolu lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ziare ba noppi xibaar yi dañ koy doore ak mbirum Astu Soxna ak juróom benn sage-femme yi ñu doon àtte tribunal grande instance bu Louga dafa teg juróom benn weeru kaso yoo xam ne duñ ko tëdd ñett ci ay sage-femme yeneen ñett yi nag dañ leen bàyyi ñu dem ñoom ñett ñoo ñu teg ay daan liñ leen di toppee bokk na ci ñàkk taxaw ab nit bu nekk ci coono wala bokk bu bakkenam nekk ci xottu gerte ñu jàpp rek ni procureur li mu doon sàkku mooy benn atu kaso bu ñu naroon tëj sage-femme yooyu le dañuy dem ca Louga ànd ceeg Thierno Fall Thierno ginnaaw bu ma la nuyoo nga yaatalal ñu rek li nga xam ne moo tukkee ci tribunal bi foofu. doxoon ci diggante njabootu Astu Soxna ak juróom-benn sage-femme yu hôpital Amadou Sakhir Mbaye daal di nañ koy jeexal fii ci tribunal bu Louga verdict bi nag ni mu tëddee mooy juróom-benni sage-femme yooyu ñett ñi nga xamee ni ñoo bokk ci équipe bi doon garder ci guddi gi ñoom la ñu daan juróom-benni weer yu nga xamee ni rek duñ ko tëdd maanaam 6 mois avec sursis ñooñu nag mooy Ndeye Khady Lo ak Ndeye Faly Gueye ak Khady Diak ñeneen ñett ñi nga xamee ni ñoo fa nekkoon ci bëccëg bi ñoom dañ leen a mujj bàyyi toppewuñu leen dara loolu nag li muy tekki mooy ñeenti sage-femme yi nga xamee ni ñoom la ñu téye woon fële ci ñoom la ñu téye woon ci mag bu Louga tey tribunal bi lu mu décidé mooy ñett ña la ñu mujjee toppee juróom-benn weer yooyu nga xamee ni si duñu ko tëdd. procès bu ni mel nag ci fàttali ñi ngi leen doon toppee non assistance à une personne en danger ginnaaw bi nga xamee ne rek kii di Astu Soxna faatu na ci lalu hôpital Amadou Sakhir Mbaye mu amoon benn fan ci weeru avril ci fukki fan ak juróom-ñeent ci lañ leen defaloon mandat de dépôt mooy ñeenti sage-femme yooyu 27 avril ci la ñu ubbi tàmbali procès ba fii ci tribunal bu Louga nga xamee ne rek dañ ko mu doon dàq ba juróom-benni fan ci weer wi ñu ne ci la ñu amal procès bu doxoon ci diggante ci lañ ko tàmbali woon def ko nag délibéré nga xamee ni tey ji ci la ñu joxe verdict bi nga xamee ni ci la ñu daan ñetti sage-femme yooyu juróom-benni weer yu nga xamee ni si duñu ko tëdd. leneen nag luñ ci mën a jàpp rek mooy fan yi yëpp avocat yi Astu Soxna ñu ngi ko doon annoncé mooy plainte bu nga xamee ni si délit biñ ci def rek mooy homicide loolu nag plainte boobu ñu ngi ko doon annoncé waaye am nañ ci xibaar ni mujj nañ ko déposé tey jii kon loolu rek mooy li nga xamee ni si beneen procès lay doon waaye procès bi nga xamee ni si tàmbali woon nañ ko mën nañoo jàpp soxna Faty ni tëj nañ ko fii ci
tribunal bu Louga ginnaaw ba nga xamee ne rek ñett ci sage-femme yi bàyyi nañ leen toppewuñ leen dara ñett ña ca des ñu leen di toppe juróom-benn weer yu nga xamee ni si maanaam duñu ko tëdd jërëjëf soxna Faty. jërëjëf xam naa ci neexul tey Faty dina ñëwaat incha allah ci yeneen jotaayu xibaar ñu dem fële ca diwaanu Kaolack wax ci lu ni mel muy bébé Diary Sow mi nga xam ne ab infirmière dafa ne woon dafa faatu ba ñu jël ko dugal ko ci ab kees te ci mujjantal ba xale ba mu nga doon sax nag dund ci hôpital El Hadj Ibrahima Niass ginnaaw 48 heures garde à vue moom nag dinañ ko déféré maanaam dinañ ko yóbbu ci kanamu procureur bi jamono ji ñu ngi ñuy xamal suñu ndaw la ñu fa teewal di Pambay Diaw ni mu ngi ca tribunal caavu tribunal de grande instance bu Kaolack moom Seynabou Dieng ñu ngi ko tegoon loxo altine ci suba ci wàllu woowuleem ñu jàll ci xibaaru politique ak communiqué bi bàyyeekoo ci parti alternance générationnelle AG jot na bu maître Moussa Diop parti bi nag moom li muy naqarlu mooy amul benn ci responsable yoo xamante ni investir nañ ko ci liste yi mu ñeel élection législative yi te moo ne Moussa Diop jàpp ni partem nekk na membre fondateur bu Yewwi Askan Wi moom nag ki muy tuumal mooy Khalifa Ababacar Sall mi defar liste yi ndax nee na ni muy doxalee sax dafa mel ni fayantoo lay nduróol teg ci Ousmane Sonko di ci ànd ak moom loolu la Moussa Diop wax ndax nee na Khalifa ci boppam moom moo ne du nekk ci liste yi moom maître Moussa Diop itam du ca nekk. teg ci am na benn demande d'explication bu mu jébbal Ousmane Sonko waaye nee na liir na ko tontu ko kon muy woo ay militant am ñu taxaw temb ngir loolu nga xam ne daanaka muñ koo méngale akub wor ca Kébémer itam Yewwi Askan Wi am na ay jafe-jafe ndax ki taxawal bés du ñàkk foofu moom di Mactar Ndiaye jëloon ñaareelu place bi ci élection locale yi ginnaaw candidat Benno Bokk Yaakaar ci conseil départemental bi moom dafay naqarlu bu baax a baax tànneef bi ñu def ci coalition Wallu Sénégal ngir mu jiite liste bi ci département bi foofule mu ne nag dafa mel ni Yewwi Askan Wi itam dañ koo wor Mactar Ndiaye la ñuy déglu ci micro Thierno Fall. élection locale yi ci conseil départemental ñu am 9 conseillers dans le conseil ñi ci topp ci ñun mooy Wallu 7 conseillers la ñu am donc ñun ñoo leen man loolu la ñu def ba agsi fii ba am 20 000 voix yi pour arrondir amul benn responsable politique bu jógee fenn ñëw jàppale nu ñoom ñooy kan nag léegi bay dox di nu tong-tong di nu jaay guddi ne dëmm ñu toog signé contrat ne léegi ñu ne Wallu Askan Wi maanaam PDS ak nitam dañuy séddoo réew mi PDS moom département yi Yewwi Askan Wi moom département yi te ñoom noo leen man foofu noo leen jiitu woon ëppale na pratiquement 2000 voix Khalifa Sall bu génnee Ndakaaru kenn xamu ko fi Sonko mosu fi teg tànkam xamuñu ñun ñuy liggéey ba àgg fi nu àgg nekk ay gor di ay mag ñu toll na ñoom dàqu ñu ñu jàng ëpp ñuy at te li ñuy def mënuñu ci def dara ñuy toog dina dogal danoo bañ man damaa bañ te ku ànd ak man da ngay bañ. moi à partir de maintenant je suspends damay suspendre maanaam añ naal bépp activité bu ma amoon ci biir Yewwi Askan Wi parce que gore wuñu respecté wuñu man du ma leen respecté. kon mu jël dogal ajandi bépp yëngu-yëngoom ci biir coalition Yewwi Askan Wi moom mi taxawal bés du ñàkk ca Kébémer démb am na ñetti rapport yu OFNAC jébbal njiitu réew mi muy bu atum 2019 2020 ak 2021 Seynabou Ndiaye Diakhaté jébbal ko bëri na nag ay mbir yoo xam ne askan wi ñu ngi koy naqarlu ba tax lii di OFNAC amal ay tegtal mu di ay recommandation ñan lañu tudd ci rapport yooyu lee ak yan ñaxtu la ak it yan tegtal la tontu li dañ ci ànd ak Marcel Farba Maroun. ci wàllu rapport 2019 2020 ak 2021 bu mu daal di jot a def office national de lutte contre la fraude et la corruption ñu gën leen xamee ci OFNAC daal di joxe ay digal gouvernement bi ci njëkk ci atum 2019 mu di adoption stratégie nationale ngir xeex lii di guerre ak tamit benn loi ngir saisir nangu recouvrer ba pare tamit daal di gérer alal bi nga xamante ne dafa lewul waaye tamit tëral benn organigramme buy nar a toppatoo gestion wala bokk xoolaat loi bi nga xamante ne dafay delsi ci création OFNAC ak bu jëm ci wàllu déclaration de patrimoine ak seeni décret d'application bi ci ne. pour atum 2020 OFNAC daal di digal élargissement déclaration patrimoine bi ñu mën a def di bàyyiwaale xel conflit d'intérêt ak renforcement régime des sanctions. pour atum 2021 mu di bu mujj OFNAC daal di recommander adoption benn loi ngir fexe ba protéger ñiy boole ak lanceur d'alerte yi. ci atum 2021 plaignants yi nag bëri woon nañ ñu doon viser ay faits wu détournement de deniers publics mu toll ci fukk ak juróom. corruption ak mauvaise gestion mu toll ci fukk wala boog fraude mu toll ci juróom-ñeent ku jëm ci wàllu suuf seeni litige juróom-ñaari plainte
wala dénonciation ñoom ñoo jot a am bu ñu xoolee établissement yi nga xamante ne ñoom la ñu mettre en cause 24 plainte jóge nañ ci collectivités locales yi 21 ci établissement public yi ak ñeent yu jóge ci hôpitaux yi ñuy fàttali nekk yooyu les plaintes classement sans suite la ñu toll gannaaw bañ leen jàngate. jërëjëf Marcel Farba Maroun secrétaire général mbootaay bi ëmb routier yi maanaam dawalkatu woto yi fii ci Sénégal moom ba léegi fi mu taxaw ci permis à point bi jógu fa moom Gora Khouma nag li mu gis mooy li yitte fii ñu toll mooy tabaxaat ay yoon yu gën a yaa teg ci yu ànd ak kaaraange teg ci permis à point bi bu ñëwee nag dooleeku ci moom mi doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi bokk na itam li mu yëkkati ni ab yitte mooy yenn ci ay oto yu nekk ci circulation bi lu ci mel ni sapeur pompier ak ambulance buñ ca nekkee ñu leen di may yoon saa su nekk dañ koy déglu Gora Khouma ci micro Abdoulaye Anne. Je lance un cri de cœur à l'endroit du corps des sapeurs-pompiers. J'interpelle le président de la République et le ministre de l'Intérieur de pouvoir doter les unités des sapeurs-pompiers un personnel et du matériel pour faciliter leur déplacement. Les sapeurs veulent travailler mais ils n'ont pas les moyens. C'est un corps. Sauver ou mourir, ce n'est pas une petite mission. Quand vous allez au rond-point, au carrefour là, c'est les sapeurs que vous voyez qu'il faut des autos. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer même. Et c'est un corps très important. Les départements aussi, les localités doivent se doter des postes de sapeurs en personnel comme matériel aussi. Puisqu'ils sont là pour les populations. Et les populations toujours se révoltent pour réclamer des commissariats et des brigades de gendarmerie. Mais jamais que vous entendez les populations réclamer des postes de sapeurs. Or que leur mission, c'était des missions très nobles. Il y a des voies réservées uniquement pour la circulation des véhicules de secours. Les acteurs routiers nous ont interpellé d'abord pour le président de la République avec le ministre de l'Intérieur. Si vous les sapeurs, nous avons di ko am importance ñu war a jox gëdd gi ñu war a jox joxuñu leen ko. ci interpellé usagers yi. ñuy sarto ak li code de la route wax ci wàllu oto yi nga xam ne tey jii sapeur la ak i ambulance fii ci Sénégal li ñu nemmeeku man nemmeeku ko mu naqari ma sapeur ak ambulance mënut ñoo circuler dañuy sirène yor seen sirène nit ñi du leen faale. ñu amatuñu benn civisme ci oto secours topp sa ginnaaw di klaxonné yor sa sirène ñu leen baare loolu moo am Sénégal te loolu dafa war a jeex. ku bloqué oto buy def secours dañ leen méngale ak ku rey nit ak waaye yàqamti war ngaa bàyyi waa réseau yi ak ñi nga xam ne ñoo xam moom mu ngi secours kon sénégalais yëpp ak ku dul sénégalais dañu war a jox gëdd corps sapeur pompier te équipé leen en matériel. àll bi tamit département yi amuñu ay poste sapeur pompier te dëkk yëpp a war a poste centre li population da ngay dégg rek ñuy réclamer ay poste gendarmerie ay poste police mais doo dégg benn population bu laaj poste de sapeur te sapeur nekk nañ corps boo xam ne bii mooy xettali doomu aadama ndax permis à point fañ ko jëlee mooy Europe complément la rek tali yu baax yuñ sécuriser moo fa nekk fii amu fa indumbelaan la tali bi ñëpp a ko bokk dañ góorgóorlu ci infrastructure routière yi di def ay 2x2 voies ay ak ca Kaolack moom mbootaay bi ëmb chauffeur yi nekk foofule ab féewaloo lañ fa nemmeeku mu di ñaari wàll yoo xam ne dañuy xëccoo di xool kan moo cay jiite mbootaay bi ku ca nekk am nga sa président boo tànn ba noppi ngay tuumal keneen ki ni moom moo bëgg a foqarsi bureau bi ci say yoxo Pambay Diaw ak Fally Gueye ca diwaanu Kaolack. li ñu nemmeeku man nemmeeku ko mu naqari ma sapeur ak ambulance mënut ñoo circuler dañuy sirène yor seen sirène nit ñi du leen faale. ñi amuñu baar dinañ ànd ak moom mi ñu teewal foofu ca région bu Kaolack ñu samp ab laaj muy naka la ñu jëfandikoo fonds Covid 19 muy ndimbal gi ñu fi yëkkati woon ci jamono ji fi mbas mi taree jébbal ko askan wi te mu tukkee ci état bu Sénégal laaj boobu nag la société civile ba ca Ziguinchor bëgg tontu am na ab ndaje buñ ci amal te bés buñ ca noppee dinañ génn benn rapport bu ñu nar a jébbal état bu Sénégal ñu déglu ci loolu ay leeral yu tukkee ci El Hadj Mamadou Samb bokk na ci ñu taxawal atelier boobule ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mondia. donc sunu teewaay bi mi ngi dugg ci projet bu ñuy wax projet de transparence et de redevabilité dans la gestion des fonds Covid-19 et la santé en général mais ñëw gis communauté yi directement parce que projet bi mooy c'est multi-acteurs donc on a rencontré les acteurs de la société civile à Dakar et la presse. Le secteur privé et les syndicats léegi nag dañuy ñëw ci population yi recueillir ñoom seeni feedback et aussi seen recommandation pour que suñu noppee dajale loolu lépp daal di koy yóbbu ci autorités yi pour promouvoir transparence et ak redevabilité ci système santé fii ci Sénégal.
ñu delluwaat ci mbootaayu chauffeur yi nekk te am féewaloo ci seen biir ñaari xàll ñoom ñoo fa nekk wala ñaari pàcc ku ca nekk nag tànn nga sa président di tuumaal ka ca des ne moom moo bëgg a foqar ci élection bi Pambay Diaw ak Faly Gueye. féewaloo gu métti moo am ci regroupement des chauffeurs bu commune bu Kaolack ci kan mooy jiite regroupement boobu Ablaye Faye ak ñi mu àndal jàpp ne ñoo yor bureau bi nga xamante ni moo légal ngir mën a diriger regroupement chauffeur yooyu. ñun ay candidat lañu woon xam nga candidat du organiser élection candidat préparation élection lay def ñetti candidat lañu woon ñett déglu naa ko sànq ci suba mu ne dañoo organiser assemblée générale sàcc ko ku organiser wul mënul sàcc élection ñun organiser wuñ ñun ay candidat lañ déposer suñu candidature dem élection yàlla def ñu gagné au contraire ñoom ñoo organiser assemblée générale. yenn ci moroomu chauffeur am nag ne loolu amul ndaxte élection bi nga xamante ni moom lañ organiser jaarul ci yoon ba tax ñoom sax danoo amal seen benn assemblée générale te ñoom it daal di nañuy fal seen président. ñu defee assemblée bi am ay rëq-rëq yi si am ay problèmes yi si am bi ñu amee problème yooyu dem nañ si kilifa yi ñu war a def dem bind nañ recours jox ki nga xam ne moo représenté synthèse fii nii muy Pape Yoro Samb ñu bind ko recours. wax na ko li am ci élection yi passé ànduñ ci dem nañ wuti avocat maître Ndiaye mu xamal ni regroupement communal bi fi nekkoon valable wax leen problème yi ci nekk ñoom ñu ne boycotté nañ boobu ci bii la ñu ànd loolu moo waral bii tey. ci Kaolack nag chauffeur yi xiiroo ŋaayoo la nu nekkee ci kan mooy jiite seen regroupement bopp fi mu ne nii ñaari camp moo am te camp bu ci nekk daal di ngay tabb sa président. jàpp 29 mai xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké dinañ ko xaar fii ci Ndakaaru mu ñëw fi dina am ab programme bu yaatu nag boo xam ne comité d'organisation bi ak comité scientifique bi dinañ ko amal bëri na ci ay ponk yu ñu nar a waxtaanee lu ci mel ni wàllu Mouridiya ci juma Masalikul Jinaan la nar a amee ñu fàttali rek ni visitu xalif bi ñu ngi ko naroon amal ci atum 2021 waaye mbas meek yim fi indi woon ci ay jafe-jafe moo taxoon ba ñu dàq ko dañ ciy déglu Mbacke yu fay moom moo teewal xalif bi fii ci Ndakaaru ci micro Maymouna Ndiaye ak Ababacar Camara. baaxee ñu loolu ni dinaa ñëw faf daaw la ko bëggoon waaye xam ngeen jàngoro ji amoon ci réew mi ak natt boobu ak lim ci taxawee ba sa borom di ñu ci defal yaakaar looloo taxoon de daaw la bëggoon a ñëw kon dina ñëw le 27 incha allah bu neex yàlla. fii tamit lay jullee juma bu jullee juma yi fii lay des ak ñun yendoo ñun ba saa su ko soobee mu dem dali fee ca Colobane ca kër sëñ Touba gi nga xam ni këru Sëriñ Touba la dañ ko fi defaloon Sëriñ Touba te mu ku ne xamit na mu demee kër ga ak taxawaay bi mu am ci taxawaay ci kër ga ñépp xamit ni bi muy ñëw di ubbi juma ji fa la daloon mu nekk feek ñun samedi nekk feek ñun dimanche lu mu ci bëgg nag ci diggante boobu bu ñëwee ba wax ñu ko ñu ànd ci ak moom ndax ñun amuñu ak bëgg amuñu ak bañ li mu bëgg rek lañ bëgg. am na nag ci biir événement bi programme ni ñu ko defee woon ci ubbite gi nga xam ni fii ci Masalikul Jinaan ñun taalibe yi fi la ñuy nekk di dund suñu ngan di ganale suñu gan fee mu ne ak ñañ fay yebal ak ña fay nekk fii muy programme boo xam ne bii def nañu comité scientifique am na comité d'organisation boo xam ni suñu mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo ma seq liggéey bi ku ci ne am nga ci wàll di nga ci dugg bu ko defee mu nekk programme bu rëy buñ koy gaaral moom sëriñ bi wax ko lañ fay waxtaane diiru nekk gën fiy nekk. tey jilee fukki fan ak benn ci weeru mai bokk na ci li ñuy fàttaliku faatub Bob Marley mi ngi def ñeent fukki at ak benn ñu tànn tey waxtaan ci li ñuy duppe ay royalties maanaam ay redevance yu artiste bi bépp koom-koom boo xam ne bàyyeeku na ci ni ñuy jëfandikoo image yu reggae man boobule tey jilee ñu gis ni ba léegi daanaka ñu bëri sax nag dañ ciy sukkandiku Ibou Diouf lañ ci àndal ak Amadou Ba.
boo xaj na ñu àndaan ci ak moom ci kanam tuuti waaye ba tey rek des ci 11 mai ak ni ñuy waxee ci Bob Marley ñu ñuy signaler ni élément bi noppi na kon dañuy ànd ak Ibou Diouf ak Amadou Ba ñu ñuy wax ci royalties yi tukkee ci Bob Marley. loolu di firndeel ne képp kuy xalaat musique sa xel mënul jóge ci ki nga xamante ne mooy Bob Marley. ba mu gaañoo ak léegi nag terewul liggéeyam wéy di indi koom-koom loolu di firndeel taxawaay bi nga xamante ne artiste bile amoon na ko. mais li ñu mën a jàpp ci économie wu koom-koom bi nga xamee ni Marley moom impulsé na ko indi na ko ci biir reggae bi ak reggae bi ci boppam loolu kenn mënu ko xayma ndax bu ñu seetee ay centaines de millions la gaañ di investir daal di ko dugal ci biir lépp li nekk ci booru musique bi. bàyyi woon na fi moom tam koppar bu takku te gaañaa koy continuer liggéey te joxe na benn exemple boo xamee ni nit ñaa ngi roy ci moom ci àdduna bi ndax boo demee Europe États-Unis ak foo mënti dem reggae li muy indi ci biir économie wu ñooñu xayma bi léegi jéggi na dayoo. doore ko si ngëlëm bu njëkk atum 1962 Jargenot bi muy enregistré bi li mel amoon na fukki at ak juróom-ñaar. ak li nga xamante ne mooy album bi mu mujjee enregistré loolu rek may Nesta Marley mu bàyyi fi ndono bu am solo. jërëjëf Ibou Diouf ngir des ci célébration au 11 mai boobule ba léegi dem nañu daje ak ñuy duppee Sidi Lamine Fall ñu gën koo xamee ci Lamp Fall Kotiari moom ab jàngalekat la nekk tamit reggae man daanaka dafay jël crayon bi ngir fexe bay tàggat xale yi beneen jumtukaay it bu muy am muy guitare ngir passer benn message Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye dem nañu daje ak moom ca Mbour reportage. mën nañu wax ni sax élèves yi xamuñu li nga xam ne moom mooy yeewu ci kii waa ji moom ab jàngalekat la musique tamit nekk li nga xam ne bëgg na ko reggae ci lay yëngu. damay taalif di bind ay woy musique bi may def c'est musique reggae la mais reggae boobu du reggae boo xamante mooy copier jamaïcain yi mais reggae boobu fii laa ko ci biir ndax la ma koy defee ci saqum culture Baye Fall laa koy jëlee mooy ci woy yi muy ci bàkk yi muy ci taalif yi muy ci message yi nga xamante ne maam Cheikh Ibrahima Fall daan na ko génn moo xam ne bu ma ko waxee dina doon njëriñ ma di ko def musique di ko def. Sidi Lamine Fall ñu gën koo xam ci tuuru Lamp Fall Kotiari lu ëpp ci li muy def mooy daal di dem jàngale ji waaye tamit répéter musique bi nga xam ni moom la gëm. ñaari métier la am damay def musique damay def enseignement. bu ma waree jàngale ni may def mooy dafa am ay emploi du temps am na ay texte ay horaire mooy lundi mardi mercredi jeudi bu dee l'élémentaire la vendredi ngay wàcc léegi nag samay activité dama koy démarrer à partir de vendredi samedi dimanche. ak vacances yi ci laay def ay activités ci laay def samay tournée mais bu école ubbee damay consacré wu parce que njàngale àndut ak leen. donte sax day yëngu ci wàllu musique bi waaye jàngale bi la daal di jiital Lamp Fall Kotiari jàpp ni sol ndaw ñi xam-xam priorité la ci moom. ndax maa ngi formé ay doomu dëkk bi actuellement ñi ma njëkk a jàngal ñi ngi université am na ñoo xam ne commencé nañ liggéey ñi nekk nañ ay docteur ñii ñi ngi Maroc ñii ñi ngi extérieur ñooñu bu ma leen xoolee damay am satisfaction xam ne li ma doon liggéey barkeel na. Sidi Lamine Fall jàngale mooy liggéeyam musique doon li nga xam ne lu mu bëgg la yor gitaaram te di yëngu ci wàllu reggae jàpp na ni tàggat nit ñi mën nañ ko jaarale ci lu bari te musique ci la bokk rawatina li nga xam ne mooy reggae. jërëjëf Abdourahmane Diallo ñu des ci benn thématique boo xam ne Bob Marley bëggoon na ko torop muy back to the roots muy retour aux sources loolu nag ab initiative la bàyyeekoo ci ab artiste musicien bu nekk ca Ndar di Birane Amar Wane moom ñu gën koo xamee ci turu One Pac mu di ab plateforme boo xam ne dañ koo teg ngir mën di weccoo ci wàllum cosaan ak aada diggante Afrique ak li des ci àdduna bi am na benn ndaje bu une semaine bu ñu amal foofu le ngir fexe ba ñaax ndaw ñi ci wàllum cosaan ak aada rawatina ci naka la ñuy def ngir bañ a mën a dem di mbëkki ji di faatu ci géej gi Birame Amar Wane la ñuy déglu ci micro Ousseynou Diop. waaw back to the roots boo ko déggee moom mooy dellu si waat cosaan daal
donc initiative bi ñu ngi ko am parce que comme maanaam ñu bëri dañuy jóge fii nii pour mën a dem si yeneen dëkk am ba mu jaral ñenn ñuy dee si géej gi wala yeneen affaire donc ñun ñuy woote pour dellu si maanaam am na fu ñuy toll foo xam te ne dañu war a mën a dellu si donc festival bi day woote si ñi nga xam te ne ñëpp dañu nekk si diaspora bi Sénégalais yi nekk fépp que muy fu mu munti doon ci àdduna ñu mën a dellu si pour ñu commencer reconstruction maanaam ci dëkk bi toog fi liggéey fi bañ a jël géej gi te tamit mën nañu dem aussi quoi mais man fi may waxee moom mooy jarul ñuy dee si géej gi daal mais tamit nit dafa am droit génn dem xool li am feneen comme ñeneen ñi ñu koy defee aussi mais dañu ko war a gën a yombalal maanaam ñu ubbi frontières yi nit ñi di mën a jàll di dem ba nga xam te ne doon ñu nekkati di bëgg di dem ci géej gi di rey seen bopp. ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram ñu ànd ceeg Cheikh Tidiane Diaw Cheikh maa ngi lay nuyu. ñu doore kook fédération sénégalaise de football mi ñaawlu fitna gi nemmeeku ci stade yi ci njeextalu saison bi. voilà fan yi bari na lool ci niveau national bi ci professionnel bi loolu tax ba comité exécutif bu fédération sénégalaise de football doon réunir démb ñoom nag ñi ngi woote fair play ci équipe yi nga xamee ni ñoo seq compétition yi malgré enjeu bi lu mu am solo loolu la ñu war a doxal dañ ci teewlu Seydou Sané nekk président commission communication. bu comité exécutif bi en même temps président Casa Sport bu Ziguinchor dañ koy teewlu ci micro FSF TV. Nous avons condamné les violences sur toutes les formes. xiiroo bi ak ŋaayoo bi nag lu ñu seetlu la ci li nga xam ne moom moo di stade yi ci li jamono itam dafa doon loo xamante ni gën naa fës boo seetloo ci lu soxal championnat bi ci niveau. national wala bokk niveau professionnel lu ni mel lañ ci seetlu comité exécutif bi nag di sàkku ci acteurs yi ñu daal di wéyal li nga xam ne moom moo di esprit fair play ndax itam foog naa ne ndawu Sénégal yi ñoom ñooy gagné ci lu ñu mel sport la rek sport la donc Sénégal moom moo ci gagné. à avoir des attitudes contraires. voilà li xew fële ca Louga ci diggante Jàmbur ak Jaraaf ñoom ñu ngi laaj daal ñu fexe ba leeral lan moo fa xew laata ñuy jël seeni décision ci violence yooyu la dañuy wax ci Dakar Sacré-Cœur Ligue 1 ñoom nag ñi ngi cay jafe-jafe jamono ji académiciens yi ña ngay ragal sax seen place Ligue 1 ndax dinañ fa des wala déet ndaxte équipe bi jamono ji mooy avant d'arrêt premier relégable te juróomi journée donc moom moo des ci championnat bi looloo tax ba entraîneur bi di laaj joueuram yi ñu jëfandikoo seeni mental ngir rek fexe ba des ci Ligue 1 sénégalaise ñu teewlu ci reportage yu Cheikh Sadibou Diarra. Dakar Sacré-Cœur mu ngi wéy gëm di desandi ci Ligue 1 bi ngir mottali yéene bi académie bi entraîneur ba woon di Assane Fall ci njiitalam Dakar Sacré-Cœur bi nekk laata ndaje bi jël na benn poñ digganteem ak Guédiawaye FC. club bi moom man ci club bi laa bokk club bi moom fu ma soxla rek damay ñëw club bi tamit bu nekk en difficulté man tamit lu ma doon def dama koy bàyyi d'autant plus que maa ngi woon ci club bi di liggéey ci club bi donc bu ñu ma soxlee tamit ne ma ñëwaat jël poste bi damay ñëw taxaw dem sama kéemtalaay kattan pour def maintien bi. Assane Fall jàpp ni faaw joueur yi soppi doxalin ngir des ci Ligue 1 bi. waaw changement bi bon surtout sur le plan mental parce que xale yi ñoom comme on dit académie dañuy jouer bu ñu bëggee gagner moom il faut que ñu jouer donc dañuy continuer di jouer ba résultat yi di baax di ñëw. waaw gëm naa ko parce que loolu moo tax ma ñëw su ma ko gëmul woon bu ñu ma waxee kaay dama naan li mu nekk du mu ci dugg mais gëm ko moo tax tamit ma ñëw ndax àdduna moom noonu la dafa da ngay jànkonte ak ay jafe-jafe ak ay bànneex bon jafe-jafe nag bu ñëwee da ngay gëm sa bopp gën a góorgóorlu gën a def ay effort ba génn si incha allah. Dakar Sacré-Cœur bi am ñaar fukki poñ ak benn mu ngi ci fukk ak ñetteeli place bu Ligue 1 bi di am fukk ak ñeenti club ci 22e journée bi ñuy amal ci week-end bii di ñëw Dakar Sacré-Cœur dina dalal Génération Foot. Cheikh Sadibou Diarra ba léegi ci wàllu football le 16e de finale coupe du Sénégal yi dinañu ko amal tey programme bi nag nii la tëddee Kayor Foot bi nga xam ne mooy di Médina Jaraaf di dajeek Jambar Étoile Lusitana Seneps Espoir Guédiawaye contre Linguère de Saint-Louis Université Saint-Louis contre AS Douane équipe vainqueur FC Dakar Sonacos di dajeek US Rail bu Thiès Thiès FC Coton Sport Tamba Stade de Mbour di dajeek Yego Foot Pro Teungueth FC AS Saloum Zik Inter USC Port AGEL
Jël bu Rufisque di dajeek Demba Diop bu Mbour UJ Fatick di dalal Ndiambour AS Kolda Walidane bu Thiès Darou Salam Amitié FC Casa Sport HLM Dakar Oslo FA ak Assur bu Richard Toll Génération Foot di dalal RS Yoff. ñu wax ci équipe nationale sourds-muets yi ñoom nag éliminé nañ leen ci quart de finale yi ci seen diggante ak Allemagne démb la woon prolongation lañu leen daan 9 bal ci ñett di défaite boo xamee ni métti na loolu entraîneur bi di Abdou Aziz Diagne nag waaye jamono ji ma ngay tourné ci match de classement bi nga xam ne war nañ ko seq ak Iran dañ koy teewlu ci jokkoom ak Pape Fara Ñing. point fort xëy na match bi moo nekkoon bi ñu dugalee suñu troisième bi voilà donc. xalaatuñu woon aussi vraiment donc aussi équipe bu Allemagne bi dina ñëw égaliser donc bu dugalaat ñu ñeenteelu but voilà donc loolu moo xaw a faussé liggéey bi ñu defoon yëpp voilà mais vraiment ñu joué ak équipe boo xamante ni vraiment am na ñaar fukki at ak benn ci expérience yu jeux yi nga xamante ni tey jii moom lañ doon def ni muy jeux olympiques yi voilà donc. mën naa wax ak ay xale yoo xam te ñu ngi doog a découvrir vraiment donc lan mooy ay Jeux olympiques voilà donc mën naa wax ni daal en tout cas expérience daal moom moo gagné donc nu mu tuddati face à la jeunesse voilà xale yi démérité wuñu mën naa nag bu fekkee ni ñibbisi équipe bi la parce que alxames dañu war a jouer match de classement xam nga donc ay Jeux olympiques moom classement bi dafay nekk à partir du équipe bi jël tournoi bi ba ci équipe bu mujj bi voilà donc alxames xam naa ci la ñu war a daje ak équipe bu Iran bi nga xamante ni France moo ko dóor moom tamit 2 bal ci benn. Abdou Aziz Dieng nekk entraîneur équipe nationale sourds-muets champion d'Afrique comme gàcce ngalama naata ñooñu nga xamante ni sigil nañu Sénégal nekk champion d'Afrique. dem ba coupe du monde yem quart de finale. ñu jeexale ko ak Sadio Mané bi nga xamee toon naata li moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw ci tàggat yaram ëllëg incha allah à partir de 6h30 bu soobee yàlla. merci beaucoup Cheikh léegi dañuy jàll ci ponk bu mujj mu yëglekaay yi li ñu xëy ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bomb buy waaj a kalaate ci loxo yi ñu ko yor loolee la journal Le Témoin xëy di méngale ak liste électorale yi ci élection législative yi yëral xët mu njëkku yéenekaay bi ñetti fan ginnaaw bi ñu tëjee dépôt liste yi yéenekaay bi dañu waaye terewul parti politique yu bare coalition yu bari jàmm jeex na ci seen biir yëngu nañu bu baax a baax ndax investiture yi ak ni ñu tëddee Enquête yéenekaay ne ko boo ko waatee doo lakk investiture yi jur na ay ñëggi-ñëggi xol yu bari ci biir coalition Wallu Sénégal ak it ci biir coalition Yewwi Askan Wi ci biir Wallu Sénégal am nay responsable yu ñu fa écarté yoo xam ne nee nañu seenu doxin dalul am xel ci biir Yewwi Askan Wi parti bii di Avenir Sénégal bi ñu bëgg ñoom nee nañu li ñu leen def trahison la waaye Yewwi Askan Wi fayuñu naar bi xoromam maire Grand Yoff di Madiop Diop Enquête dina kay nee nañu delloo na waaye Yewwi poste suppléant bi ñu ko joxoon La Tribune nañu Madiop Diop dem na yoonam suppléant bi ñu ko def ci liste départementale bu Yewwi Askan Wi moo ko neexul Source A nañu fi ñu nekk ni kay dënn yi jóg bari na ne boo yëree groupe WhatsApp bu Yewwi Askan Wi ci nga ciy xam dara Amidou Dat Moustapha Guirassy Mamadou Thiam Djibril Diop Maître Moussa Diop ñoom ñëpp a ngi ŋaaññe ko jébaane ni ñu doxale investiture yi ci biir Yewwi Askan Wi Les Échos bind ne Yewwi tas na kii di Moustapha Guirassy bokk ci coalition Yewwi Askan Wi maire ba futt la def nee na investiture yi ci Yewwi ak ni ñu leen doxalee ci yaa ma neex la ñu ko teg ñenn ñi dañuy sukkandikoo ci ñenn ñi ngir mën a avancer te loolee xel nangu ko Moustapha Guirassy ne moom mënut a comprendre ñu jël ay militants teg leen ci kanamu leader bu ci mel ne Serigne Mansour Sy Djamil mbaa ci kaw Cheikh Bamba Dièye mbaa ñuy investir ay nit ci liste yi di fi bàyyi ku mel ne docteur Babacar Diop njóobeen beneen di Madiop Diop maire Grand Yoff nee na gaay mi nañu tëye seen investiture moom moo mag poste suppléant Abdou Karim Fall moom yéenekaay bi di Les Échos nee nañu ay farandom ñoo ngi xataraayu lool ak loolu ngir mer mu ñu mer ci ni ñu def seen waaji ci investiture yi ginnaaw investiture yi mu des nag léegi contrôle parrainage yi Sud Quotidien dañuy wax ci xëtam mu njëkk ne fa la danger ba nekk nag ne ci parrainage yi ñu contrôlé gum gis nañu ca ne waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Yewwi Askan Wi jàll nañu waaye waa Wallu Sénégal ak waa Gëm Sa Bopp dañu leen recalé liste yi ñu recalé Sud nee nañu seeni borom am nañu ñaari fan ngir lijjanti seen bopp Le Quotidien tudde ko deuxième tour ci ñoom Abdoulaye Wade di waa Wallu Sénégal liste parrainage yi ñu yóbbu woon 30 millions lañu leen walideel ñu war a wuti lu ko mottali fi ak ñaari fan ñaari junni parrain yéenekaay bi nee nañu moo manqué candidat Pape Djibril Fall tête de liste mouvement les serviteurs Gëm Sa Bopp bu Bougane Gueye Dany ak jàmmi gox yi bu Fadel Barre ñoom mbiri doublon ak yeneen ñoo tax ñu recalé leen waaye ñoom d'accorduñu ci machine bi wàññi parrainage yi ca direction générale des élections la ñu ko ji ñeneen ñu machine ba amee rëq-rëq léegi nag li ñu fas yéene moo di dem ca yoon lijjanti mbir yi tribune nañu muy Gëm Sa Bopp di jàmmi gox yi nee nañu tey ji 3 heures ci ngoon danañu dem ca direction générale des élections yóbbu fa ab lettre ñaxtu dem ci ministre intérieur
gouverneur jox ko moom it ab lettre ñaxtu mu di lettre de contestation Bougane Gueye Dany li ko yitteel jamono ji tribune nee nañu moo di opposition bi gagné Macky Sall ak waa këram waa kër Abdoulaye Wade yi di parti démocratique Sénégal ak seeni alliés yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne bu ñu moytuwul ci wootey député yi la ñu jëm ndax ñoom it dañu rejeté seenub liste assemblée nationale bu nar a tàng jër journal L'Info nee nañu mooy xaar Macky Sall ndax ñi ñuy dégg ne ay candidat lañu bu ñu faloo ba dugg assemblée nationale mooy tukkiteel àdduna ci pouvoir bi ne Ousmane Sonko Barthélémy Diaz Déthié Fall Aïda Mbodj Guy Marius Sagna ak Bassirou Diomaye Faye ku nekk xam na ne duñu maye dara Thierno Alassane Sall waxi nopp ndax bopp la te ku dëgër bopp la Waré Sarr ak Mamadou Lamine Diallo ak compagnie yi ñu àndal ci wàllu Sénégal ñuy opposition bi gën a ay ci waa Benno Bokk Yaakaar ci assemblée nationale rawatina bi nga xamee ne ñu mel ne Pape Djibril Fall ak docteur Mohamed Diallo war nañoo ñëw en renfort urgence ci dëkk bii di Keñeto Jaaxa ubbi l'Observateur lu mat fukki doomi aadama ak juróom-ñett yu dëkk ca dëkk ba la ñu buub yóbbu l'hôpital cere ju ñu lekk moo leen ko jural ba tax ñoom ñëpp ñu mujjee urgence. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant leen itam gërëm leen ci ànd beeg TFM rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h incha allah ci kanam tuuti di ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye ak Mairie Bey ci seen émission li xew ci biir internet bi ñu leen di ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.